ne TER mi nga xamante ni on s'approche de plus en plus de sa date d'inauguration alors professeur wala Binta nee nañu day tàmbalee daw faf daw ba faaw wala day daw tuuti ci moteur delluwaat damay laajte de. Asma TER bi moom dinaa ci sawar di ci wax bu baax a baax parce que man déjà fi ma dëkk rek TER bi dafa jaar te gis nga inauguré woon nañ ko bañ koy inauguré ay tolof yu bëri la population yi amoon parce que dafa amoon benn mur boo xamante ne dañ ko doon tëj léegi ngay gis benn makkaan boo xamante ne dañ koy inauguré ñaari yoon doy na waar tey jii ñu ñëwaat waxaat beneen inauguration tuddaat ci benn milliard boo xamante ne war nañ ko ci injecté déjà sax TER bi waxatu ñu impacté yi nga xamante ne à chaque fois ñu ngi génn naan état bi da leen amal xaalis boo xamante ne war nañ ko fay gis nga mbënd mi bu ñëwee ñu bëri ne TER bi li mu fi jaar moo tax mu indi ko tarif yi ñu génnee fan yi nekk aussi ay tarif yu cher yoo xamante ne Asma ba léegi daal TER bi gisaguñ ci loo xamante ne seddagum na suñu xol en attendant nag gis nañ fan yi ñu koy muy xaw a gaaw noonu ñuy defar j'espère que defaruñ ko rek pour forcément le 27 ñu inaugurer ko mais ñu ciy def liggéey bu am solo en plus Asma war na am communication bu rëy buñ ci def parce que am na yenn tableau yoo xamante ne pont yi nekk ci kaw TER bi booy romb dañ naan attention danger de mort donc loolu war nañ gën a génnee milliard bi ñu def sax ci inauguration bi waroon nañ ko def ci communication ba nga xamante ne xale yeeg mag yi ñi dëkk côté yooyu dinañ xam ban danger moo fa nekk dinañ mën a moytu mais communication bi jàllul lu dul benn flou moo ko encadré tey ñii bu ñu avancé benn chiffre bu 656 milliards moo ci dugg suba ñële ne 1000 milliards à la longue kenn xamul sax vraiment TER bi nag Asma lan lañ ci dugal ci koppar. justement professeur Bonfakha nit ñi doon xaar ci TER bi ay tarif yu wàññeeku ndax diwaan yi muy jaar en général doole gi ci ñun ñëpp du bëri noonu ba tax ne ci suñu SMIC salarial $1 manqué nañ ci suñu poche. te $1 mi ngi toll ci téeméer yu xaw manqué. 475 normalement. léegi nag Dakar diggante Dakar ak Thiaroye nee na ñoo ngi dégg ni téeméer la ñu war a fay. ñu déggati naan diggante Dakar ba Rufisque ñaari téeméer nga war a fay. xanaa loolu bu yàggee mu mat dépense su nit ki. Dakar Diamniadio ñetti téeméer. nga dem ba première classe boo bëggee toog première classe da ngay fay juróomi téeméer. 2500. Professeur, est-ce que loolu c'est logique pour justement avoir pris beaucoup d'argent du contribuable pour injecter ci lu mel ni TER inauguration sur inauguration c'est encore l'argent du contribuable qui part ce n'est pas l'argent de la caisse noire je suis désolée donc encore ñu ñëwaat teggaat ci ndoddu askan wi tarif yu tollu noonu est-ce que ñun bu yàggee dinañ ci génn est-ce que bu yàggee ñoom bu ñu tegee lu ñu war a amal njëriñ sax dinañ ko gëm. alors déjà xawma ñi def jàngat bi c'est-à-dire di dem laaj parce que xam nga yu mel nii bala nga fixer say prix da ngay def li nga xam ne mooy étude de marché. maanaam da ngay laaj askan bi ñaata ngeen mën a fay nga xool seeni lu ñu fayeeku weer bu ne. nga xool loolu mais su fekkee def nañu loolu te ci kaw loolu la ñu sukkandiku pour fixer prix yi alhamdulilah mais su fekkee du loolu lii man yaakaar naa ne dina nekk problème bu métti ci askan bi parce que boo xayma rek 1000 francs bi mooy 2000 francs par jour. ci 25 jours yi 50 000 la c'est-à-dire dafay mel ni koo xam ne état dafa ne lu mu bon li mooy SMIC bi lu tuut li ñu la war a fay yow boo ko fayee ko pour sa transport képp lay yem donc loolu suñ koy xoolee noonu du rafet dafay mel ni France boo fa nekkee léegi nga def transport koo xam ne mu ngi gagné 1 million mu war a fay jël 1 million boobu di ko def ci transport loolu du dëgg du yoon su fekkee noonu lañ ko defee parce que man xam naa ne li ma xam ci koom-koom réew mi xam naa ne sénégalais yi amuñu yenn koom-koom yi donc su fekkee loolu la ñu sukkandiku pour def loolu te ñu ci réalité bi foog naa ne dina nekk fayit parce que du yàgg parce que ñi koy jël du bari dañu ne 115 000 personnes la ñu yaakaar ñoom ñoo koy jël bés bu nekk. mais yaakaaruma si Dakar Ndiaye bi am na 115 000 personnes yoo xam ne mën nañu génn 1000 francs par jour. pour di ko dugal ci transport bi. tonton Ndiaga loolu dafa touché fait de société dinaa si ñëw waaye balaa loolu kadduy président de la République di président Macky Sall nee na de son avis le TER est une révolution en matière du système de transport collectif moins polluant maanaam nee na du polluer dëgg la naam nag bu fekkee ni du polluer waaye bu dee polluer suñu poche yi ni ñuy tëddee. njaaxanaay de mënuñu ko def. man damay rafetlu parce que TER bi liñ si waroon a kaas yëpp
kaas nañ ko man bokkoon naa ci ñi daan génn di kaas ni ñu yemale ko liñ ci def ci xaalis pour yemale ko jam ñaajo xëy na lu ko gënoon a néew mën nañu koo def ci semaine de fer nga xam ne Dakar Bamako lay doon. man yàgg naa kaas mais fii ne yooyu weesu nañ ko. beneen bi moom mooy na ñëw ak na daw ak jàmm na daw ak jàmm. na daw ba pare na daw ak jàmm. parce que problème moom mooy buñ ko profitoo. buñ ko profitoo ngir politique buñ ko profitoo ngir dafa am benn opposant bu génnoon ni du daw. fii ak nangam ñu bëgg a fenloo kooku tax na ñu profitoo pour dawal ko. ñaare bi moom mooy boo comme kii li mu wax ñi nga xam ne ñoo dëkk si nga xam ne moom mooy fi teer war a jaar mooy ñoom jàpp nañu ni préegul pour daw. beneen bi moom mooy baax na nag ci réew. parce que dem beeg dëkk bi. nu mu gën a gaawee. je pense que solution ak côté économie di gën a am solo. bu ñu ñëwee nag ci côté poste yi mooy préparé wuñu maanaam nañu moytu. dugg ci benn bureau ñoom borom costume yi ak cravate yi ñoom def seeni tarif ci ñoom ci seeni poste te bañ koo def ci poste Sénégalais yi. très bien parce que ñoom bu ñu ko defee ci seeni poste dina yomb mais bu ñu ko defee ci poste Sénégalais yi dañ koy dund gu méttee parce que lii professeur wax mooy tey salaire yi ku ci dindi 50 000 francs def ko transport te location ñëwagul ak la ànd ci kër ga je pense que demaat di si njaga njaay yi da koy daal di gën daal. justement tuuti rek bëggoon naa ko ci sànni pour ñu gën a leeral comme sànq wax ngeen ko ci communication bi ñu xam yan type de sénégalais ñoo ko mën a jël ak parce que commerçant yi dañuy dégg teer bi rek gàddu seen buus sama genre yi nga xam te dañuy jaay yàpp wala dañuy jaay jën mën nañ koo dégg rek dégg si jën donc ñooñu aussi il faut ñu leeral leen ñu xam ñan ñoo mën a yéeg ci teer bi ak yan arrêt la am loolu yëpp ñu comprendre aussi mu am. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une communication explicite de l'utilisation du terre. man mën naa digg teer bi rek dem ne dama koy jël te man comprendre ma fan mooy arrêt bi donc il faut ñu wax ko. gendarme yi di def seen attaques yi baal ma je de te marcher sur la langue. ñuy def affaire yi comme ñi brûle les passes noonu nu ñu lay téye di tëj la tëj mais c'est violent. loolu yëpp na leer ñu xam naka la ñuy jëndee ticket bi communication bi na gën a jàll parce que li tonton Fall Ndiaga wax dafa am solo liñ ci doon wax liñ ci doon ŋaañ ñëpp xëy na léegi wees na dañuy ñaan mu daw ndax sonn nañ ci inauguration bi bu ñu inauguré suba na daw loolu la ñu soxla parce que circulation bi bëri na te metti na beneen côté bi may wax mooy côté savoir vivre bi nga xamante ne moom laa ci bëgg a wax service de nettoyage bi aussi nu mu mën a demee ndax gis nañ fi dem dikk yeeg tata yi nga xam ne amul benn suivi da nga leen di romb ñu mel ne Ndiaga Ndiaye te Ndiaga Ndiaye yi sax ñoo leen gën a daw ñoo leen gën a ancien loolu aussi il faut ñu xool ko service de nettoyage parce que booy fay 1000 francs wala 2500 wala plus war nga mën a am benn confort boo xamante ne war nañ ko mën a suivre bu baax a baax. Ils n'ont pas certainement fait d'études de marché parce que suñu ko defoon professeur tarif yi ñu teg duñ ko teg xëy na nag naam dañuy bëgg fayeeku li ñu investir ci lii ci poche askan wi te dañuy fàtte ni ci xaalisu askan wi la ñuy taxawalee lii je pense que c'est ça le véritable problème. Le terre n'est pas rentable économiquement loolu c'est clair. Il n'est pas rentable économiquement. Non, économiquement c'est une catastrophe c'est-à-dire li ñu sàmm bénéfice bi ñu ci am du sax ay transport bi rek. mais par exemple xam nga ñoom dañuy wax ne mobilité urbaine. boo xoolee li nga xam ne mooy lii Sénégalais yi di ñàkk à cause problème transport boo koy xayma ak li nga xam ne mooy dugg ci gafa état bi. il faut bu ñu demee sax ba téeméer at du ñu mën a am 1200 milliards yi. Très bien. En tout cas, le problème est grave et qu'il faudrait justement alléger le cœur et apaiser les Sénégalais. Président Macky Sall, à vous, on parle ce matin. Bonjour d'abord ci seen biir kër yi xam nañ ne yéen a ngi ñuy seetaan moo tax nag baax na ñuy waxtaan ak yéen Aïcha bismillah Binta Ba moom la ñuy dalal ci wàllu économie ginnaaw actualité bi ça tourne justement autour de l'économie.